xibaar yi ci RFM. mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias benn waxtu jot nañu jukkil leen xibaar yi. lakk ga amoon ca bërëb bi ñuy toppatoo liir yi ca hôpital Magatte Lô bu Linguère tax nag ñeenti liir ñàkk ci seen bakkan ba tey pënd mi wureegul njiital hôpital ba xam ngeen ko dafa tekki ndombol tànkam démb ñenn ca liggéeykat ya ne ndokk waa Linguère am ñu ne dem na daal waaye defar na ca hôpital ba lu tax liggéey ba gën fa yemb la xew hôpital bu Linguère dafa war a leer ba ñu xam kana def lan su ko defee ñu rëq seen ndigg njàngatu Awa Mbaye ci biir xibaar yi leneen nit ñay xibaar di kilifa diine yi artu ndax ne dafa am ay ndaw yu jàngi woon ñibbisi ñëw bëgg a tilimal seen der tilimal seen der tilimal tamit diine ji loolee nag ñu ne du fi amee te lu mu leen jaral daanu ko def kilifa dañu koy warmal rawatina bu dee bu diine càmbar gi ñuy càmbar fichier électoral bi rapport ba ca tukkeegum jébbal nañu ko ñii di waa commission politique bu dialogue national bi donte sax kuje politique bi dafa lank ne du dalal expert indépendant yi ngalloo càmbar googee dossier bi ñuy jagleel ci biir xibaar yi dafa jëm rek ci front social bi nga xamante ni ñu ngi waajal ci jamono ji fête bi ñu jagleel liggéeykat yi 1er mai daañu wax ci lu ñeel ñi ñu duppee ay techniciens de l'agriculture seen grève bi yàgg lool de métti daañu àddu it jëmee ci seen i doléance su syndicat yi nga xamante ne ñu ngi fi tege te ba tey furaas biti réew daañu ci ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yaram Soda Thiam li ci yéen kaay la ñuy jeexale daañu ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. Barthélémy Ngom. Abdoulaye Diop moo fare ci machine yi mbokk yi ñu ngi leen di gërëm rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi ñu dooree ko fële ca Linguère ca hôpital Magatte Lô gannaaw lakk ga fa amoon xam ngeen ko njiital l'hôpital ba dafa tekkil ndombol tànkam ni ki démb loolee nag syndicat ya nekk ca kër ga ne ndokk ba mu demee ndax yàgg nañuy artité kenn faalewu leen am ay askanuk Linguère yu ne daal dem na waaye defar na ca kër ga loo xamante ni tax na ba liggéey ba gën faa yemb Baye Assane Diaw. tekki ndombol tànk directeur Abdou Sarr lu mu doon xaar la di kàdduy Youssou Ndiaye mi jiite kuréel gi di SDT 3S di yëngu ci mbiru wér-gi-yaram. ñu ngi ko doon séntu bettuñu parce que lii ñun personnel bi waxoon nañ ko gestion bi fi amoon laisser aller defoon nañ fi benn point de presse en septembre 2020 di fustiger ak di dénoncer la gestion du docteur Abdou Sarr mais malheureusement au temps kenn dégluwuñu bindoon nañ sax ay lettres d'information suñu autorité ak suñu ministère de tutelle. bi la dogal nag jëlee na ko ñenn ñi ku si mel ni Souleymane Ba fekk baax ci Linguère di principal CEM bu Labgar ndax résultat yi mu jot a wane ci 2015 ak léegi. ci côté jumtuwaay ci côté faj nekk na hôpital bi nga xam ne vraiment avancé na bu baax a baax par rapport ak gestion mbirum koppar yi loolu du ma ci mën a avancé parce que maîtrise ma ko trop moo tax démission Abdou Sarr bi ñu wax bi démission boobu nekk na li nga xam ne lu baax la nekk na li nga xam ne day dimbale n'est-ce pas yoon mu def liggéeyam day dimbale askan bi jàpp naa ne lu baax la ñun daal lu ñu gën a intéressé moom mooy mbirum paj mi day jàpp naa directeur bu war a ñëw bu ne war na mën a góorgóorlu ba fuy hôpital bi toll tey mun ko dépassé. naam directeur amatul ca barab bi wante terewul liggéey baa ngi wéy askan wi di xaarandi njiit lu yees ci bopp bile l'hôpital bi ñuy waxtaanee gaaw ak léegi ndax jéeya yi fa amoon Baye Assane Diaw Linguère rajo Futurs Médias. Baye Assane Diaw collectif taxaw Jolof mi nga xamante ni yàgg nay xeex ndi directeur hôpital Magatte Lô jóge fa ñoom nag nu ne ba ñu déggee xibaar bi daal mbégte lañ ca amee gannaaw ba docteur Abdou Sarr tekkeel ndëmbal tànkam ñu ne nag incendie bi dafa ñëw rek yokk ci doléance yi nga xamante ni yàgg nañ koy wax maanaam yorinu hôpital ba ne baaxul ñu doon ci joxar ñi baaraamu tuuma kii di Abdou Sarr ca boppam ñu teewlu Momar Thiam mooy coordonnateur collectif bi di taxawu Jolof kàddu yu mu dénk Baye Assane Diaw. démb nag bi ñu yégee ne directeur bi dafa démissionné ci ay côté 17h dañoo wax rek ne loolu mooy logique bi ndax collectif bi le 11 avril bii organisé woon na benn marche te ci biir marche bi dañu amoon ay points yoo xamante ne bii fañ ko war a déposé muy au niveau donc de la table du préfet déposé nañ ko fa avec des points de revendication te ci biir points yooyu bokkoon na ci le départ et l'audition de sa gestion malheureusement samedi passé également kër mi dafa yokk karaw ndax dafa am benn lakk-lakk bu fa am ci lakk-lakk boobu ñeenti xale ñàkk ci seen bakkan am ci ñaar ñu blessé yooyu yëpp nag su dajee mu rendre le tablier démissionné duñ def lu mooy rafetlu ko. kaddu yi Momar Thiam jiite collectif bi di taxawu Jolof li xew ca hôpital bu Linguère nag tax ba ñeenti liir ñàkk seen bakkan ci lakk ga fa amoon dafa war a leer ba ñu xam kana def lan su ko defee ñu rëq seen i digg
daañu ci ànd ak njàngatu Awa Mbaye ci lu dootul yàgg mi nga xamante ne moo dellu si ci incendie boobule. incendie ba amoon na ci bërëb ba ñuy toppatoo liir ya ba incendie ba amee nag ma fàttali leen ko ñeenti liir ñoo ci ñàkk seen bakkan mu jantel gi démb njiital hôpital ba tekkil ndombol tànkam njàngatu Awa Mbaye. ñeenti bakkan yu rot ca lakk ga am ci hôpital Magatte Lô bu Linguère saal ba ñu beral pàcc liir yu matul yi ak ñi juddu wopp ñoom ba li kenn mënee su koo natt waaye mettit yu mu jur xam nañu dayo bi nañu jéem a xalaat rek minute yu mujj yooyu yu liir yu tooy xepp yi ci machine yooyu doon lakk tey ay daan dafa war a jipp jëm ci loolee nga xamante ne mooy xew-xew bi mu mel ni l'enquête bi dafa fësal càgganteeg personnel bi nga xamante ne moo aye woon garde ba lakk ga doon am kenn nekk fa woon buntu ba sax dañu ko caabi ka fa nekkoon doxi soxlaam lakk gi am ba tasaaroo indi ay jéye yu metti directeur bu l'hôpital Magatte Lô moom daane day démissionné lépp rek ngir njiit yi personnel bi ak njabootam mën a nekk à l'aise ci li nga xamante ne mooy coow li ku nekk loo ci laale rek dañ laa war a àtte bu dee l'enquête bi dëggal na càggante googu tekki sa nombal tànk warta tax ñu jàppee la jàmbaar lii coow li kay tamata wax mooy sanction yi nga xamante ne war naa am ci képp koo xamante ne sa responsabilité laale na ci muy directeur bi ak personnel ba mu won ginnaaw ceeb duuliñ wala suukar loolee matul ndàmpaay ci waajur yi nga xamante ne mettit la ñu yëkk ci paatuk seen nenn tuuti yi ñàkk seen bakkan ci lakk gi lu mel ni ñu ciy tudd càggante warta amati ci réew mi lépp lu ci war yoon da ko war a def topp mbir mi ba ca cappaandaw la. Awa Mbaye xibaar bi ñu dab léegi fële ca Bambey diggante Bambey ak Baba Garage benn accident am na kenn ku ci ñàkk bakkanam ñaar jëlee ci ay gaañu gaañu ab saret ak benn moto Jakarta ñoom mbëkkante ci fajar cuy mu dib xibaar bu ñu nangoo ci Babacar Diouf suñu ndaw la fa wéy ci xibaar yi wax ci wàllum wér-gi-yaram ba léegi ak li tukkee ci mbas mi diggante démb ak tey ci xayma yi nga xamante ne def nañu ko am nañu fukk ak juróom benn cas yu bees fukk ak juróom-ñett yi ay cas contact lañu fanweer ak juróom-ñett ya di ay cas communautaire am na fukki cas grave yu nekk ci Sowétas ci jamono ji kenn moo ñàkk bakkanam ci feebar bi ni ki démb ñu des ci feebar bi ba tey mbas mi ak la ñu jógtee fële ca Ndar mu dip opération bu ñu duppee doggali corona ñu lancé ko foofu la ca Saint-Louis loolee nag ngir moytandiku 3e vague am fii ci Sénégal ña ko sooke nag jàpp nañ ne daal bu ñu wàccewul loxo yi wéy di takk masque yi respecté geste barrières yi yàlla mën nañ ci jàpp ba 3e vague du mos a am fii ci mim réew di Sénégal Mohamed Nabi Sila ay daara yu nekk ci diggu dëkk bi ak yi nga xamee ni sax dañu féete ci pegg bi doon ñu dalal opération doggali corona lu nu mel citoyen Déthié Diouf di ambassadeur pour la paix waneb yéene bu ñu am ci lu nu mel ànd ka ak service d'hygiène. bu ñu ñëwee ci daara yi jox leen ay gel jox leen javel jox leen saabu ba pare xamal leen ne nag ñaan sëriñu daara yi liñ ci war a def ci message bi ñu leen jox bis bu ne pour que kenn ku ne di ko yóbbaale ci këram ndax kenn ku ne xam na heure julli waaye heure bu julli jotee ñu nodd lu tax ñuy nodd nit la ñu bindee fàtte kon nag boo ko dëkkalee ci kiw nit ñi dina am ñoo xam ne dina am lu yëngatu ci ñoom loolu nag lu ñu bëgg ba kenn ku nekk rek wax dëgg yàlla def ci jéego yu tar bu ko defee incha allahu dañu mën a tàggoo corona bi. ceet gi doon gëneel ci daara yi suñu dégloo oustaz Cheikh Omar Gueye bu Pikine mu yokk ci yenn ci jàmbat yu ñu am te bëgg ñu leen ci jàppale. indi nañ ko tamit ci bërëb buñ ko soxlaa ndax kenn ko ne xam na ni daara laaj na lu mel nii xam nga ni tëdduwaayu xale rawatina taalibe lu bëri da koy soxla rawatina ci wàllu set kon nag bu ngeen tey ngeen ñëw indil lu mel ni ay zel ak yi ci aju yëpp yoo xam ne dafay dimbali nit ki ci wàllu wér-gu-yaramam loolu lañ ci am mbégte bu baax a baax a baax li ci gën njëkk jàmman nag mooy ñu dimbali ñu ci wàllu tëdduwaayu xale wàllu courant wàllu ndox loolu ñu leen ciy jàppale ñu ngi koy demandé nguur gi ñu ngi koy demandé képp ku mën a doon rek. gannaaw saabu gel masque ak yeneen i jumtuwaay yu ci mel ne ay autocollant doon lu ñu séddale ci jamono joo xam ni dana jóge ci ndang wutal yeneen gox ci réew mi. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. technicien supérieur yi yëngu ci wàllum santé ñoom nag tàmbali nañu tey ni ki tey ji benn grève ñaari fan la ñu bëgg moo di ñu daal di leen reclasser ci hiérarchie A2 ñu teewlu ci secrétaire généralu syndicat ba di Farba Ndiaye kàddu yu mu dénk Alaaji Njogu Jéen. jotoon nañoo génn benn fan dara am ñu génn ñaari fan ñu woo ñu waxtaan ak ministre bi suñu teewaay kilifa bi nga xam ni moo nekk central CNTS FC muy Cheikh Diop bu ñu demee waxtaan nañ ba déggoo ci benn tënk ni
comité bi bu soobee yàlla comité technique bi nga xam ne moo war a accepter d'abord décret bi bala moo dem conseil des ministres dina daje. convoqué nañu bañ gis convocation bi te loolu it bañ ko waxee moo taxoon ñun ñu arrêté suñu grève ne nañ continuer liggéey may leen le temps ñu def loolu ñu ngi waroon dem grève le 1er avril bi passé à le 2 ñu bàyyi. bon effectivement le 1er comité bi réunir na xool na document bi am na ay observation yu ci ministère des finances def delloon nañ ko ministère de la santé nee nañ def nañ correction yi ñu ngi dégloo toogaat nañ ñaari conseil des ministres dara amul malheureusement bi weesu président moo fi newuloon tëjul ko waaye nag ñun commencé waat nañ déroulé waat encore suñ plan d'action tey ak suba tey 28 ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril bi ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril danañ observé waat encore grève totale di déglu nag et di am yaakaar it que ni peut-être conseil des ministres tey jii problème bi dina ci réglé wu. mu nekkoon Farba Ndiaye jiite syndicat bi ëmb ñi nga xamante ne ñoo di ay techniciens supérieurs en santé ñoom ni ki tey jii la ñu tàmbali gréewu ñaari fan ñii nag gréewaguñu waaye ñu ngi artu mu di ni ñu duppee ay enseignants en position de stage ñoom formation la ñuy sàkku ñu ne ëpp nañu daal ñaari junni ci ñoom ñoo nga xamante ne ñu ngi xaar boobaak léegi ñu former leen maanaam tàggat leen na mu waree nuy ne nag boo moytul fi lekk fan yu néew daañu soobu cib gréew Babacar Koté mooy coordonnateur u seen collectif ñu teewlu ko. bi 2012 ñëwee ak le régime là la ñu gis formation bi taxaw kenn faaleetuñu te ñun ñu ngay gën a bari nombre bi atteindre na tey 3000 enseignants maanaam dañoo accumuler nombre bi te kenn formé wu leen ñu def ay sitting ay conférence de presse ay lu ne ba barki dem ba Njaay 2019 la ñu faale ñu sélectionné 199 yi sax ñoom mun naa ne face visible de l'iceberg comme ni ko tubaabu tuddee parce que nous sommes 3000 enseignants pour la mise en position des stages bu ñu ci jëlee 199 loolu mu doon directeur de la formation dafa mel ni dégguñu moom nee na démb ils ont fait de l'effort quel effort yow temps Ablaye Wade mi nga xamante ne on l'a combattu si jëli ko fi mais moom da doon yóbbu 200 enseignants par an minimum yéen ngeen jël 199 sur 3000 enseignants bi ngeen accumulé depuis booba ngeen vous avez fait l'effort il n'a pas compris l'enjeu. Donc l'heure est grave. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à accepter ces dilatoires. Ils n'ont qu'à réaliser. La mise en position de ça est un droit fondamental. Parce que c'est une loi qui régit les enseignants en ce sens. 3000 enseignants presque ñu ngi xaar sur la liste d'attente. benn liste génnagul. dañu bëgg nouvelle liste bu bees génn wala ñu résorber nombre bi par la formation à distance. loolu lañ leen di proposer. loolu yomb na fast dañu former plus de 3000 enseignants par an. mais lu tax du mën a jël benn année les 2000 enseignants mu former leen mu jeex bu ñu ko def fan yi di ñëw dinañ yëngu-yëngal te incha allah bi jaay si dërëm sa duñu leen may dara parce que nag sës nañu mënutuñu fan yi di ñëw daañu yëngu-yëngal mu di artu ñi nga xamante ni ñoom la ñu duppee les enseignants en position de stage formation la ñu bëgg ñii nag ci suba rek ñu ngi doon yëngu-yëngal mu di étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk ci école normale supérieure ci muy yëngu ci wàllum enseignement professionnel ak technique tàngal nañu corniche bi ni ki tey ji ci suba seeni indemnité de stage la ñuy laaj ak it ñu ne anam ya ñuy jàngee foofee daal dara ca baaxul ba ca lekk ga ñu leen di jox sax ñu ne des ko war a xoolaat ñu ne nag keneen ku nu waxtaanal la ñu bëgg waaye dootul doon ministre bi leen jaboote ndax dafa mel ni du dégg lu nu koy wax Nafissatou Sila ci ay booru 7h30 la ay étudiants yu bëri nag daal di bloqué circulation bi ñu jëli xeer ak i bant ci corniche bi doon fu jege loolu cour de cassation oto yi sax dematuñu étudiants yu INSEPT yi nag bokk na ci li ñu bëgg ñu fay leen seen indemnité de stage Michael Abedj bokk ci amicalu INSEPT. amuñu benn matériel loolu matériel TP amoo ko kenn gëstuwuñu les indemnités sax pour fay ñu ko problème la pendant que waa FASTEF waa INSEPT waa VETO ñu ngi jot seen i indemnité ñun duñu jot suñu administration moo ñuy fayal suñu indemnité administration bi ren nag nee na mënatul on a resté 29 jours di wax di bind. élément police yi nag ca SAAS la ñu ñëw jàmmaarloo amul diggante étudiants yeeg takk der yi dara yàquwu fa itamit xanaa kañ dañu doon waxtaan ngir daal di jéem a bàyyi circulation bi dox. Je ne peux pas donner des promesses qu'on ne va pas tenir. Je vais être très clair avec vous. étudiants yi nag naama bàyyi nañu waaye dafa doon négandiku dong fileek ñu leen di utal keneen ku ñuy mën a waxal kudd la ministre de l'enseignement supérieur Lamine Mangom Diouf jiite amicalu étudiants yu INSEPT yi. on a yëpp depuis boobu ministre de l'enseignement supérieur moom ñuy dikk ay rencontre keroog la ñu mujj ne vendredi mën nañoo rencontrer
ñu ne ñu conseil présidentiel bi daf ko sonal nañ bàyyi ba mardi au plus tard ñun tam boobu ba léegi ñuy gérer ful di téye ba démb nag moo nekkoon suñu ultimatum mardi 23h59 rencontré wu ñu ne il n'est plus notre interlocuteur parce que boobu ba léegi un mois ku lay tànkamlu kon kooku nekkul fii la lay dégloo moo tax nag ñu ne léegi keneen koo xam ne moom mooy supérieur am hiérarchiquement dans le gouvernement ou bien le président de la république en personne moom la ñu bëgg a waxal mais plus lui. étudiants yu INSEPT nag tey jile nee nañu taxaw nañu temm te faw rek li ñu bëgg ñu am ko. Nafissatou Sylla ñi nga xamante ne ñoo di waa ministère gi ngàlloo wàllum pétrole ak ñii di transporteur hydrocarbures yi xam ngeen ko fan yi weesu dañoo géré woon ba tax essence ñàkk Ndakaaru ñaar ñooñ nag ni ki tey jii ñu ngi doon waxtaan ak patronat bi xool rek nan la ñuy def ba lay seen mébét daal ñu lijjantiku mu di ñu amal benn convention collective ci loolu nag jàppale ne ni ki àllarba gi ñu dëgmal daal daañu tàmbali waxtaan bi xool nan lañ koy defee Karim Cissé mooy directeur général du travail ñu teewlu ko kàddu yu mu dénk Oumou Kalsoum li convention bi nag travailleurs yi ñoo ko indi woon bu yàgg léegi liñ doon waxtaan tey mooy kañ la ñuy commencé dugg ci biir li nga xam ne mooy këyit bi pour xool lan la patronat bi ak travailleurs yi mën a d'accord ci wàllu relation de travail ci wàllu condition de travail donc loolu waxtaan bi dinañ ko ubbi officiellement incha allah le mercredi bii di ñëw pour dugg ci biir texte bi ba nga xam ne secteur sous secteur hydrocarbure dina nekk secteur bu am jàmm nekk secteur boo xam ne liggéey nit ñi dinañ liggéey ci xel bu dal ci sérénité ba vraiment benn tolof dootu fa amati waaye lu weesu loolu nag dinañ leeral ne ci wàllu ñi nga xam ne ñoo war a taxawal liggéeykat yi am na ay waxtaan yoo xam ne sumb nañ ko dinañ ko mottali fii ak altine ba nga xam ne travailleurs yi dinañ xoolaat bu baax seen taxawaay ci biir commission bi ba benn partie ci ñoom du am lu ko naqari donc lépp rek ngir defar patronat bi bu secteur bi mu ngi fi aussi ñoom d'accord nañ ci seen représentation ba pare incha allah dinañ fexe ba file ak mercredi balaa mercredi ñu am une commission mixte boo xam ne mooy tàmbali liggéey bi ñu gaaw am un consensus boo xam ne parti yëpp dinañ ci d'accord. mu ngoog liggéey ba tàmbali na jëm ci convention collective mi nga xamante ni moom mooy càkkuteefu chauffeur si ñi yóbbu carburant bi ci station yi su ko defee nit ñi mën a am essence loola taxoon ñu gréew convention collective boobu nag la ñuy waxtaanee Koumba Sandiane Faye xam lan mooy convention collective ak it lan mooy njëriñam ñu ànd ak moom. seetlu bi benn la ay syndicat yuy wéy di ñaawlu ñàkk a sàlloog ko convention collective bu dox seen digganteeg ay njaatige ba sax di amal ay grève wala yeneen forme de manifestation booy seet ci secteur tasub xabaar kuréel yi ngànk journaliste yi ngir rek ñu daal di appliquer convention collective bu yees bi ñeel salaire yi wante bu yàggut dara grève transporteur hydrocarbure bi nga xamante ne moom moo waraloon ñàkkub carburant fan yii ñu génn li ko waral moo di seen patronat moom moo bañ a xaatim leen nag ci convention collective bu ñu sukkandikoo ci inspecteur du travail bi di Alioune Fall ab déggoo la boo xamante ni bu ñu ko xaatimee dañu ko war a jëfee. contrat bi nga xam ne dañ koy xaatim diggante kuréelu liggéeykat yi ak kuréelu jaatig yi donc li ñuy wax organisation d'employeurs ak organisation de travailleurs donc dafa nekk benn texte bi nga xam ne dañ koy négocier ñu signé ko te ñi ko mën a signé il faut ñu bokk ci kuréelu ay liggéeykat comme ay syndicat wala ñu bokk ci ay kuréelu njaatig yi comme ay employeurs donc buñ ko xaatimee ba pare texte boobu dafay commencer di application bi day commencer départ ci bu ñu ko enregistré ci greffe tribunal du travail su boobaa lay commencer appliquer ñi ko signé ñëpp daf leen di concerner parce que li day am ay àq yi nga xam ni mooy gën a baax yi nga xam ni moom la code du travail prévoir buñ ko xaatimee ba pare su boobaa employeur yëpp dañuy am obligation respecter ko bu fekkee ni déposé nañ ko au greffe du tribunal du travail loolu mooy point de départ bi. convention collective donte day prévoir gën a ñoŋalaat anam yi nga xamante ne liggéeykat yi moom la ñuy liggéeyee yoo xamante ni loi bi sax waxu ko woon wante bu leen ne lenn ci parti yi sàllawul ak moom beneen wàllu gi mën na dem ci inspection du travail wala yeneen ëttub attekaay yi. day mel ne code du travail rek ak ay texte d'application am liggéeykat bi nga xam dañoo salfaañe ay àqam ci kaw convention collective boobu moom mën na dem ci kanamu yoon mën na dem inspection du travail pour demander à ce que ñu delloo ko ay àqam bu ñu ko xasee ba négocier ba signé ko rek convention collective dafay dugg ci arsenal juridique mook code du travail ñoo yem ça devient obligatoire bu dee dañ ko signé te su boobaa ko respecté wul tribunal du travail mën na la teg daan. ñu jàpp it ne bu dee ne liggéeykat bi wala kii ko bind xaatimul boobee këyit wante mu tënku ci ab organisation syndicale boo xamante ne moomee moo ko xaatim li ñu doxañ ci convention collective bi dëkk yi ci ñeel. Koumba Sandiane Faye des ak liggéeykat yi ba tey xam ngeen ne ñaari fan dongat yi des fête du travail jot mu di fête bi ñu jagleel liggéeykat yi
centrale syndicale yi nag ci jamono ji ñu ngi xayma doléance yi nga xamante ni ñu ngi leen tegoon ci table Macky Sall ci atum 2019 ndax xam ngeen ko daaw amul woon ndax feebar bi di mbas mi waaye ñoom li ñu seetlu moo di même su fekkee ne ñu ngi koy tàmbalee doxalit yéex na lool yàkkamti nañu ko ba tey am nay doléance yoo xam ne sax faale wuñu leen Pape Bes Diba. centrale syndicale yi ren dinañ def la ñu baaxoo woon mu di dem ca palais ba déposer fa kaye yi nga xam ne ni seeni jàmbat ci lañ ko def bi ñu ko mujjee amal nag mi ngi woon ci atum 2019 2020 amut ndax Covid bi moo taxoon ci doléance yi ñu jébbaloon nag am na ci ba léegi loo xam ne nii fajaluñ leen ko di xayma Elimane Diouf njiitu CSA. niveau de satisfaction biñ ci jàpp ne moo ci gën a fës mooy li concerné accords yi nga xam ne gouvernement bi daf ko amoon ak syndicat jàngalekat yi du ko respecté bokk na ci aussi ci problème bi jàngalekat yi posé waa santé posé ko au niveau des travailleurs des collectivités locales mise en œuvre fonction publique locale ba léegi am na décret yoo xam ne moo des pour ñu mettre ko en place. njiitu FGTS ne ay at mu ngi ni le ñu tekk seeni kaye jàmbat te ba léegi amul benn safara boo xam ne ni jublu nañ ci mu ne nag yéex googu nguur gi moo ko tey Sidiya Ndiaye. dafa mel ni ñoom jox ñu cër centrale syndicale yi bu amee lu ko soxal dana fexe ba mu def procédure d'urgence muy décret yi muy loi yi yow nga bind sa cahier de doléance depuis 2019 gisuma loo xamante ne ñun mën nañu bakkoo ne ñun liggéeykat yi ñoo ko xeex am ko. Sidiya Ndiaye ñaawlu na itam taxawaayu yenn centrale yi nga xam ne nee na defuñu pression ci nguur gi. pression rek mooy mën a tax gouvernement def soxla or actuellement nii demoon nañu fi ay élection ñu daal di tànn ñii la ñooy jël et cetera mais ñooñu kenn gisu leen ci front bi pour ñu mën a imposer gouvernement bi rapport de force. centrale yi nag méngoo nañ ci ne nguur gi war na nag teg fonds de relance boo xam ne ci lay jàppale liggéeykat yi nga xam ne ni Covid bi da leen a laal bañ wàññi leen ci seen këru liggéeyukaay yi dooleel itam yenn këru liggéeykaay. RFM rajo askan wi. ñaar fukki simili ak ñett moo bootu ci benn waxtu wéy ci xibaar yi waxtu wàllum diine ñi nga xamante ne ñoo taxawal kuréel tuddee ko convergence taxawu ndonoy mag ñi ñoom nag ñooy ñaawlu ndax ne dafa am ay ndaw yoo xamante ni daal dañoo demoon jàngi ba ñibbisi ba ñëw bëgg a yàq deru kilifa yi tilimal sax diine ji loolee nag ñu ne duñu ko nangu benn yoon te lu mu jar daanu ko def kilifa dañu koy wormal rawatina bu diine Cheikh Anta Diop. ñii ay doomu soxna lañu ay sët ci maam Cheikh Ahmadou Bamba El Hadji Malick Sy maam Bou Kounta Ndiassane maam Limamou Laye maam Baye Niass maam Amari Ndaak Seck ca Ceneba ak yeneen i sëriñ doon wër na kër diine yi ci diggante Tiwaawan Ndiassane jàpp Ceneba ci kalamu xalif yi kii di sëriñ Baara Dolli Mbàkke gis ne dafa am ñoo xamante ne jamono yi nag dañoo demoon ca bitim réew jàngi dikkaat fii lañ leen jàngal ñu bëgg a ñëw weddi li fi mag ñi bàyyi woon nee nañ loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg. lan lañ gis ba tax ñu jëkk taxaw am ñoo xam ne dañoo ji jàng arab lu toll ci juróomi at bi dellusiwaat ci réew mi ci seeni waajur yoonu tareex yi lañ leen amee ban juddu ci génn dem jàngi juróomi at rek ñëw lépp loo xam ne mag wax na ko wala mu bind ko rek ñu am luñ ci teg ak suñ xalifa yi nga xam ne moom lañ yaakaar loolee nag ñu jëkk taxaw ne lii day arrêté ak nu mën a arrêté jot na xalifa yooyu ñu wutal leen statut boo xam ne nii képp koo xam ne yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci ñoom na luwaa boobee di tegee ki nga xam ne moom la nit ñi fal ak ñi yàlla fal ñaar la kaddu yooyu képp koo yëkkati foo mën a nekk rek yoon war la faa mën a fekk nan am yeneen jéego yéen fas yéenee dox ci nekkal benn gi ba bu ëllëgee ci biir réew mii di Sénégal it képp ku ko war a soxla sëriñ si dañoo war a diisoo ci seen biir buñ ko waree jox ñu xam ne méngoo naag aar na noonay mag sëriñ Habib Sy di doom ci sëriñ Maam Abdou Aziz Sy Dabakh na nag jamono yi li ñu gis ci réew mi buñ ko bayalee fa réew mi di àgg de du baax te ñépp ci war a taxaw ndax ku xamatul foo jëm nag dellu fa nga jóge woon ñu toll ci réew mi foo xam ni réew mi bu ñu toppee nit ñi réew mu nekk taal nañ ko te tubaab yi la seen loxo ngi ci biir moo tax samaam sëñ Tuubaa daan wax lam daan wax waylun liman ilan nasara maala li kay yenaan la miknatan wa maala du fi jóg tey tubaab yi ñu liyee fi nekk yooyu ñu doon def nag ba léegi tey lañ ko gën a mën a def te duñu tàyyi duñu bàyyi ñoom ci seen jëmi bopp am nañ xalaat yoo xamante ni yuppi nañ ko ci kanamu xalif yi ak ñi leen teewal ba nee nañ daañu def ay programme dinañ gën a ñaax ndaw ñi ñu xam bu baax fi ñuy teg seen tànk te it xam ne réew mi ne seen réew la waruñu cee def dara lu ko xamante ni da koy delloo ginnaaw RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop wax ci leneen mu di càmbar gi ñuy càmbar fichier électoral bi rapport ba cay tukkee gum daal jébbal na ko commission politique bi ngalloo wàllum dialogue national bi donte sax ku jee politique bi dafa lank ne du dalal expert indépendant yi ngalloo càmbar gi Binta Diallo.
auditeurs internationaux yi nga xamante ni dañoo bàyyeekoo bitim réew seen xam-xam màcc ci wàllu saytu ñoom ñoo ñëwoon fii ci Sénégal wala sax ñi ngi fi ba léegi doon saytu fichier électoral bi ñu tënku nag ci 2 weer ak genn wàll daal di génnee benn rapport provisoire ci téeméer ak 24 page ay recommandations ak ay suggestions information bi ci gën a am solo bokk na ne auditeurs internationaux yi dàquñu parrainage citoyen ci présidentiel bi nga xam ni coow la bare woon na ca ci wàllu wi ñoom kay dañ cee dolli beneen maanaam du parrainage ay député mën a def bu ko defee candidat bi mën a am choix waaye loolu yëpp nag dañ koo xelal rek autorité yu Sénégal beneen suggestion boo xam ne def nañ ko mooy ne képp koo xamante ne teg nañ la loxo nga tëdd kaso peine bi la yoon daan war a bokk nga am grâce présidentielle nañu fexe ba delloowaat la sa sañ-sañ bu ko defee nga mën a binduwaat ci liste électorale yi audit bi itam wax na ci ñàkku doublon yi nga xam ne am na ci fichier électoral bi ak itam bureau de vote fictif yi nga xamante ne opposition bi da ko doon ñaawlu saa su ne ñu ne amul ndax électeur bu ne benn bureau de vote foofu lañ la yóbbu nga mën faa voter ci ñi nga xamante ne jot nañu xibaar bi ci ñoom ñu ngi wax ne daal bu ñu moyuwulee li ñu gis daal fichier bu fiable ci la ñu jëm majorité bi Sénat bi non inscrit yi société civile bi opposition bi nga xam ne ñu ngi toog ci biir comité de suivi bu dialogue politique bi ñoom nag ba tey jii lañ leen mayoon ngir ñu mën a jébbal auditeurs yi seeni amendement vendredi ak altine ji dinañ dem ci benn séminaire boo xam ne dinañ waxtaan ci amendement yi buñ ca jógee rek la auditeurs yi mën a def seen rapport final ci fichier électoral bu Sénégal opposition bi nag xanaa rek fàttali leen ne dafa dakkaloon toogaayam ci biir dialogue politique bi ndax ñàkk amee déggoo ci date bi nga xamante ni war nañ cee amal élection locale yi opposition boobu itam dafa lànk carré ne du dalal auditeurs internationaux yooyu le conférence des leaders de l'opposition nag tey jii dina daje ci waxtaan buñ ca génnee dinañ wax lan mooy doon seen dogal bu mujj ci wàllu wi. RFM bitim réew. ñu dalal Georges Déthié Diop nu ngi lay nuyu Georges. maa ngi lay fay Barthélémy. ca Niger lañ koy tàmbalee ka ñu jàppoon ne daal moom moo fa doon jéem a def coup d'état ci njeexitalu weeru mars gi weesu teg nañu ko loxo. capitaine Sani Gourouza la wuyoo ñu ngi ko tegee loxo ca Bénin jébal ko kilifa yi Niger moom nag gendarmerie bu Bénin moo ko teg loxo altene RFI ne xibaar googe ñii di waa gendarmerie ak waa police bu Niger dëggal nañ ko ndax ñoom ñoo lancé woon benn mandat d'arrêt teg ko ci dugg capitaine Gourouzou boobee capitaine ba nag dafa dawoon ci jamonoy coup d'état manqué boobee amoon guddi gi fanweeri fan jëm ba fanweeri fan ak benn ci weeruk mars. Mahamad Idriss Déby mooy ki jiite conseil militaire de transition ba ñu teg foofule ca Tchad def na discours am gu njëkk dig na askan wana daal ne daañu am ab dialogue national waanaam daal waxtaan boo xam ne réew mépp ciy bokk. yemu ca ndax njiital CMT nee na place ba l'armée ba ca transition bi gën na kaa dëgg défendre ko digle ni itam dialogue inclusif boobu nga wax dana am ñu boole ñëpp buñ ca jógee ñu organiser ay élections yi nga xamante ne day libre ak transparent maanaam élection yu lii leer nañ démb la nag la doon addu wax ak askanu Tchad ba léegi ñi nga xamante ne ñoo féetewoo ci kujji gi ak société civile bi nga xamante ne day ŋàññi CNT ñoom dañoo woote waatoon àllarba tey nii ay mobilisation waaye démb journée ba ay manifestation yu bëri amoon nañ ca biir dëkk ba bilang ba ñu ne juróom nit ñoo ci ñàkk seeni bakkan loolu la kilifa yi jàpp kilifa yi réew ma juróom-ñeent nag la waa société civile ne ñoo ca faatu am na ñu bëri ñi nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu-gaañi ak itam nit ñi nga xamante ne teg nañ leen loxo. ñu dem ca Burkina Faso néew ñi nga xamante ni dañoo fekk baax ca biti réew te ñu faatoon leen ci ab cong foofee néew ya jël nañ leen andiwaat leen ca Ouagadougou. ñaari taskatu xibaaru espagnol la ak benn militant écologiste cosaano Irlande ñoom ñett ñëpp ñooñu nag dañ leen ale woon ci ab attaque wi nga xamante ne attaqué woon nañ leen ko ñoom ñu mujjee leen fàtte ay nit ñu yor ay ngannaañ def lu ni mel ci région est bu Burkina Faso ñoom nag dañ doon réaliser ab documentaire ci mbirum braconnage ba foofee jamono ji nga xamante ne ñu song seeni convoi ca Burkina Faso ba léegi ay cong guddig altine jëm talaata ca noorug dëkk ba tax na ba gën kaa tuuti fukki nit ñàkk ci seeni bakkan loolu la gouvernement bi jàpp waaye ab élu local ne mot nañ fukki nit ak juróom ministre bu Burkina Faso yor lépp lu jëm ci wàllum communication ci ab communiqué ne ay nit ñu yor ay ngànnaay ñoo dugg ci dëkk yooyu yenn yu féetewoo ci Sahel bi maanaam bokk na ca Sofokel Yatakou Tao ak Seytenga nekk ci province bu Seno ca Mali moom l'armée bi nee na faat na lu toll ci
ñaar fukk ak juróom-benni terroriste ca digg dëkk ba ci ab opération bi nga xamante ne ñu ngi ko leen def ak soldat yi bokkee ci opération Barkhane ci ab communiqué chef d'état-major bu Mali ne opération de reconnaissance boobu moo tax ñu localiser ay groupe terroriste yi defoon ab embuscade samedi gi ñu weesu ca secteur bu Nioro l'armée bi nag leerul naka la embuscade boobu def wala lan la jur itam lan mooy bilan bi. ñu dem ca Somalie fa la ñuy jeexale njiitu réew mi jël na dogal ne dootul yokk mandaawam nam ko nammee woon. Mohamed Abdoulaye Mohamed moom tey ci suba la ko wax ne du prolongé ti mandaam bi nga xamante ne dañ ko bëggoon yokkal ñaari at Mohamed Abdoulaye Mohamed moom nag dellu gannaaw pression nationale ak internationale wi am gannaaw affrontement yi amee ca capitale ba di Mogadiscio diggante ay forces de sécurité yi nga xamante ne bokkuñ ca gis-gis mandat bu président ba février la waroon a jeex waaye organiser wuñ ay élection niñ ko namoon defee weeru ko mars nag ca ndorteel ga chambre basse bu parlement ba dafa woote woon ngir ñu yokk mandat bu président bi yokkal ko ci ñaari at waaye sénat bi da ko gantaloon loolu jur sax ab crise ci ab déclaration tey ci suba nag la président Mohamed ne mu ngi woote ñu def ay élection foofu ca dëkk ba. jërëjëf Georges Déthié Diop. RFM Sport. Dacia Soda Thiam ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom. congé ba jeex na. waaw jeex na tàkk. nguuru yàlla rek a dul jeex. mi ngi noonu li ma Cheikh Tidiane Diagne ji wax moom lay fayu. Cheikh déggal may naan Cheikh Soda Thiam ñu tàmbali ko wàllum football coupe de la confédération 6e ak mooy sax journée bu mujj bi. Jaraaf dafay wutali Tunisie ngir rek gën a dëgëral première place gi mu moomee. moom Jaraaf moomee nga xam ne nag daal dinay qualifié ci quart de finale yi ba pare te nekk sax ci place bu njëkk groupe C boobee nag dafay rek daal di dem jàkkaarloo ak CS Sfaxien yi nga xamante ni nag benn poñ képp la ko daal di rawee loolu moo tax nag club bu Médina bi fas yéene def kem kattanam ngir rek daal di des ci place bu njëkk boobee ci loolee nag ñu ci teewlu ki nga xamante ni moom moo di seen gardien di Pape Seydou Ndiaye moom nag la mu wax moom nee na dina jël expérience am yëpp gi mu am daal di koy jébbal équipe bi ngir mu daal di rek mën a dem fu sori ci li nga xam ne moom moo di gile jongante Pape Seydou Ndiaye ci micro suñu confrère yu APS. niveau bi moom nekk na loo xamante ne niveau international bi c'est déjà loo xamante ne lu ma xam la déjà niveau bi moom chaque jour rek tu dois montrer le plus et sama objectif personnel mooy pousse équipe bi mu dem le plus haut possible donc voilà sur ça je vais me concentrer sur mon match de mercredi, essayer de terminer premier sur poule B pour pouvoir concentrer, pour préparer aussi les quarts de finale. Les quarts de finale, on va jouer tous nos quatre pour pouvoir se qualifier. Et personnellement, je me suis dit dans la tête de prendre match par match, et comme on le dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Gis naa ni war nañu mën a dem le plus haut possible, le plus loin possible pour si tournoi bi inchallah. mi ngi noonu Pape Seydou Ndiaye di gardien de but bu Jaraaf bu Ndakaaru jongante googee nag ma ngay daal di am bu 21h jotee ni ki tey ji ci guddi beneen jongante bi am ci groupe C bi nag dafa war a dox ci diggante Étoile du Sahel ak Salitas ñoom nag la ñuy xëccoo moom moo di ñetteelu place bi Barthélémy Ngom. direction technique nationale bu fédération sénégalaise bu football tàmbali nañu démb benn séminaire de renforcement. loolee nag jëmale ko ci directeur technique régionaux yi entraîneur titulaire bu championnat national féminin ak éducateur de football yi li nga xamante ni nag moom moo di bëccëg bu njëkk boobu le séminaire ñi ngi ko daal di amal niki démb te Ziguinchor ñu ànd ceek directeur technique national bi di Mayacine Mar. stage bi nga xam ne moom la ñu organisé depuis démb à Ziguinchor muy démarrage première phase compétition inter-établissement scolaire yi ñu waxoon ni moom la ñuy def te mu tënku ci projet Forward FIFA moom moo door donc démb mu dajale daanaka ñaar fukki éducateurs yoo xam ne ñoom la ñuy choisir ci 10 établissements yi ñu leen di tàggat effectivement ci naka la ñuy yoree équipe naka la ñuy préparer équipe naka la ñuy accompagner équipe ñi leen di tàggat nag Bourama Samb la DTR Ziguinchor ak Aïcha Aline Ndiaye entraîneur équipe féminine
donc mu nekk lu nga xam ne également aussi daf ñu soxal trop parce que comme ni ñu ko waxee sunu mbébét mooy dugg ci établissement scolaire yi jéem a soxali football féminin donc loolu la ñu door nii donc deuxième phase bi donc mooy démarrage compétition yi dañ ko démarrer le 19 mai incha allah ci 2021 donc mu nekk loo xam ne dafa war a law également à Dakar parce que Dakar également aussi dina démarrer le 19 mai mais daañu leen préparer également renforcement capacité ñoom it pour éducateurs yi nekk Dakar donc mu nekk lu nga xam ne vraiment lancement la te am nañ ci yaakaar ni peut-être déwén peut-être dina am yeneen régions yu mu touché encore. mu ngoog ñu wax ci Ligue des champions bi Soda Thiam waa di wàllu football. ñaareelu demi-finale aller bi nag tey jii ci ngoon la diggante Paris Saint-Germain ak Manchester City. mi ngi noonu Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye nag moo fas yéene jàkkaarloog Manchester City mi nga wax Barthélemy di wax rek ni que ni ñoom ñaar ñooñu nag jot nañoo daje lu toll ci ñetti yoon depuis atum 2008 match bu mujj bi seen diggante nag Manchester City moo ko daal di jëloon ci atum 2016 la woon nekkoon benn match retour ci Ligue des champions jongante googee nag ni ki tey jii ci ngoon lay doon bu 19h jotee ngeen mën ko suivre en direct ci rajo Futur Média demi-finale bu njëkk bi nag niki démb la woon diggante Real Madrid ak Chelsea bu Edouard Mendy waaye nag ñoom ñaar dañoo daal di tembo ku ci nekk benn bal nga daal di dugal sa morom. ñu xaarandi retour bi basketball la ñuy jeexalee tirage au sort coupe du monde U19 sunu gaynde yi moom tey jii ci ngoon daañu xam kan ak kan la ñuy bokkal poule. mi ngi noonu tirage bi nag ñoo ngi koy amalee fële ca Berlin ca Allemagne Sénégal nag jamono ma nga ci poule 4 bi la daal di nekk bokk kook Argentine Porto Rico ak Mali di beneen représentant africain bi ñu fàttali rek ni qualification jëm ci tournoi mondiaux yooyee nag li nga xam ne moom moo di mbas bi ak li ñu dakkaloon compétition FIBA yi moom moo tax nag lii di équipe africaine yi rek ñoom ñoo daal di am seen ticket gu leen cay yóbbu jaaree ko ci championnat continentaux waaye nag ñeneen équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo ci fas yéene bokk dañoo rek daal di sukkandiku ci FIBA World Ranking bi bu nga xamante ni Nike moom moo ko daal di def ngir mën leen a dugal ci li nga xam ne moom moo di équipe yay amal googule coupe du monde mondial U19 yu góor ñi nag dinañ ko amal ñetti fan jàpp fukk ak benn fan ci weeru sulet lay doon ca Lettonie bu jigéen ñi nag boobee dina am juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom ci weeru août lay doon foofu ca Hongrie di wax ni nag ñay teewal Afrique ci wàllum jigéen ñi Mali la ak Égypte ñoom it ñu ngi ci pot 4 bi la ñu nekk bokk kook Brésil ak Argentine kon Barthélemy li ma fi ruuse woon ci xibaaru tàggat yaram. jox rendez-vous équipe desk sport bi ci kanam tuuti bu heure match bi 18h45 la ñuy jël antenne. mi ngi noonu. jërëjëf Soda Thiam Ablaye Diop ñëw. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu ànd ak Alaaji Assane Gueye. ak càggante gu jur bakkan yu rot noone la libération jàppee tiis wa woon ca l'hôpital Magatte Lô ca Linguère ndax mu ne lakk gi jàpp na fukki minute ca kenn yëgul li xew kenn ci agent yi nekkoon garde naan da doon sangu libération lu ñeel directeur hôpital bi ci boppam ne su bàyyiwuloon démb sax ci média yi tey jii dañ ko waroon wàccee moom directeur hôpital bi nag ak bàyyi gim bàyyi démb ndax mu ne tiis weeg ñi ciy waxee nu ne ca xamuñ ca lu bari li quotidien jàppee ko 5e victime di juróomeel ak nit ki loru ci lakk gi Abdou Sarr directeur hôpital Magatte Lô ba tey source a moom la dalal muy nettalee ka leeral ni hôpital bi def ba am gynécologue maanaam gynécologue bi ci boppam da ko mujj takk def ko soxna ngir mu nangoo ñëw Linguère yéenekaay bi ñëwaat nag ci ndàmpaayam moom directeur hôpital bi bu conseil d'administration bi yëkkati fan yi jële ko téeméeri junni yóbbu ba 1 million ba tey ci source a di ñu nettali ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr bu mu demoon keroog ca Linguère ak lank gu mu lank nuyu directeur hôpital bi nekkoon Touba ci jamonoy jéey ji moom ancien directeur bi ba tey monsieur Abdou Sarr jàpp ne dañu koo wor dañu ko jalax ba ci jamonoy ndog waral mu yónnee bataaxal bàyyi démb gërëmu ca benn yoon moom it ministre de la santé source a nag ci wàllu lu wuuteeg mu ne fa nu dëkkal directeur beeg di ko xoolee boobaak léegi bu nu sukkandikoo ci li nga xamante ni mooy état service yi mu présenté ñeel hôpital bi yu wérte baax la bàyyi na it ca keesu hôpital Magatte Lô bu Linguère moom Abdou Sarr ñeenti téeméeri million wàllum xëy Vox Populi xëy dalal directeur de l'emploi Modou Fall mu ñëwaat ci lu yaatu ci bànqaasi programme d'urgence bi nga xamante ni jiitu réew mi président Macky Sall taxawal na ko ngir xëyum ndaw ñi Sénégal ak ñeenti téeméeri juróom fukki milliards programme bi mu ne moom Modou Fall bu lépp yembee mbébét gi mooy ñu taxawal fii ñeenti
ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñetti junniy xëy. Youssou Ndour dans l'action Les Échos ni waxee ne Youssou Ndour moom ma ngay tegi jéego ci wàllum taxawal am xëy ci réew mi. imprimerie bu mag mucc ayib la taxawal ca Diamniadio fukk ak juróomi milliards dem ca ñu cay seenu ñaari junniy xëy ñaari téeméer nag am na ca ne xëy boobaak léegi. ñeel boobu imprimerie ci yéenekaay bi moom Youssou Ndour ne nitu action la ay jéego lay teg jiital jëf wàññi wax. Les Échos dugg ci usine ba nag présenté nu machine yaak personnel ba ak yoon wu bees ci wàllu commercial bi président Youssou Ndour génne maanaam du doon service commercial ab cote groupe bi waaye bu ubbiku ci ñëpp la képp koo xamante ni am nga opportunité d'affaires ab centrale lay doon ci yow bépp apporteur d'affaires kon mun nga indi marché ci lu wér bu ca direction générale ba àndee nga liggéey ca am sa qualité am ca loo suturloo. Observateur ne Youssou Ndour ubbi na jamono jeneen jamonoy xuus léegi ci wàllu industrie di usine ñaari téeméeri xëy taxawalagum na ko ay ngëneel yeneen nit ñu koy xaar incha allah ñeel woowu yoon mu jël. dañuy des ak observateur waaye bi yoon ci wàllu politique yéene kaay bi ne buntit ubbiku na wala ma ngay feeñ ngir Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade ngir lu leen di delloo seen sañ-sañ ci wàllum wote ndax commission politique bu dialogue national bi bokk na ci ay digleem ak i tegtalam ci rapport provisoire bu audit fichier électoral yi lu jëm ci boobu fànn ñu fi nekkoon ni jamono premier ministre toll ci fukk ak benn bu nu ca boolee président Macky Sall ak président Moustapha Niass tribune moom nee na am na ak yeesal gu nuy waajal ci réew mi ca dugg na ci circuit bi jëm ci daggal leen di payoor en tant que ancien premier ministre tribune nag loolee njaaxum gu rëy la ko jàppee ak fi réew mi toll mu ne processus électoral bi di yoon ak anami wote win Sénégal ak xayma ga ca jamono yi lu koy gënal las ne ñi nga xamante ni ñooy noo naliñey ñoom yegge nañu seeni mbébét ak xalaat aji xaymakat yi bokk na ci ñu xoolaat nañuy vérifier wàllu parrainage yi wàllu fraude yi amit ci wàllu certificat résidence naka noonu ak wote geeki hors de mission arène politique bi nag ak waxi dënn yeeg yu tàng yi fan yi muy nguur gi di opposition bi nag Sud Quotidien ne ñoom ñaare yam kiif moo waral professeur Moussa Diaw bu UGB ci yéenekaay ba tey ne loolee nga xamante ni mooy waxin wi yëkkati dënn ak yeneen dafa faussé jongante xalaat bi ci waroon am ak it ni nga xamante noonee le jeu démocratique bi waroon tëddee ministre bi ñu dénk njàng mu kawe mi moom it yéegal dënn ni ko seen syndicaliste yi di defee léeg-léeg ci le quotidien Cheikh Oumar Anne yëkkati kàddu jëm ci yenn syndicat yi ñeel njàng mu kawe mi ci seen ak beew mu ne ak ñàkkum ñor di immaturité lamb jiit Pape Abdou Fall di tàngal ba tey diggam ak président CNG Bira Sène les échos ne promoteurs yi ndaje mu yaa dox na démb seen digg ak ministre des sports Mactar Ba ñu ko doon yeggee seen yitte ci bu nu sañoon CNG bi tegaat ci suuf dogalub génneloo promoteur bu ca ne 1 million ne caution ak payu xaaju cachet mbër yi laata régularisation bépp combat waaye ministre Mactar Ba la mu leen wax rek mooy waxtaan leen ba juboo Pape Amadou Fall faf démissionné ci bopp association promoteurs yi Gaston Mbengue it ci les échos lu jëm ci ñi koy tuumaal ne CNG bi da koy beral loxo ne promoteur Gaston Mbengue ne yooyu wax yu suufee ko sew moom du ca dugg lamb ji nag ay combat taxaw na yu nu régulariser démb sunu lamb ne Balla Gaye 2 Bombardier ci la fanweeri fan ak benn ci weeru sulet lay doon Sa Thiès Moussa Ndoye ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin Gris 2 Abdou Diouf ñeenti fan ci weeru sulet ñaq jariñoo kéwal juróom-ñaari fan ci weeru août sunu lamb xamal nañu it revanche u Lac Rose ak Ama Neex moo Gates taxawal na ko ñu jeexale tontu Bira Sène moom it président CNG jëmee ci Pape Abdou Fall ci sunu lamb dafa jàpp moom Bira Sène ne Pape Abdou Fall ci boppam moo juum ca yoon wa mu jëm na xoolaat taxawaayam ndax du ci wàllu caution bi du ci wàllu yoonal gi ñeel CNG bi foo xamante ni la mu ca wax dëppoo naag li ne